ba noppi di la xaar al bi nag dafa sakkan bu ko jug des koy saam ku nekk jël sa part wan nga ma yoon wi fii. mbokk internet yi ñuy bàyyi xel seen chaîne Ligane TV Ligane TV tey dañoo ñëwoon fii ci diwaanu Pikine fekk fi benn jeune bu dynamique bu tudd Mor ci seen émission bàyyi ko xel mooy li ma leen di wax rek seen émission bàyyi ko xel sama la seen sunu lépp ñëpp la ba tax na lu ne ku ne ngi ci moo tax ma ñëwoon fii tey ci gone bu dynamique bu tudd Mor nekk fii ci diwaanu Pikine di tailleur. lay jaar teg la faar ba noppi di la xaar al bi nag dafa sakkan bu ko jug des koy saam ku nekk jël sa baat. waa ba tey ñu wéyal sunu mbuux ci Ligane TV ñu fekk fii xale bi gën muy Mor Sow xale bi nga xam ne moo lëmbe Pikine ci ñaw xale bi nga xam ne loxoom dafa set xale bi nga xam ne macha allah il est sollicité Mor na nga def ñu ngi lay bëggee. maa ngi lay delloo bëggee di la ziar di la nuyu di nuyu seen site maa ngi leen di fay daal di kontaan. waaw mais Mor waa Ligane TV ñëw la seet si da ngay jël timidité bi ak xam naa ne taalibe nga da nga am yar waaye fu mu nekk nii tey dama bëgg mu chauffé wu ça va chauffé ndax dañoo jub événement ñu tugg événement ñu gis lii ngay liggéey fii ci diwaanu Pikine moo tax ñu approché la rek ñëw bëgg waxtaan ak yow ci sa liggéey waaw ñu bëggoon waxtaan ak yow ci sa liggéey sa secret li nga xam ni moo la booleeg say client say dëkkandoo ak yu ni mel ndax buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yee ko wax te bi ñuy dox di ñëw ba tey di dox di ñëw ba tey lu baax rek la ñuy dégg jëme ci yow moo tax tey dañoo bëgg ñu waxtaan ñu waxtaan ñu yëkkati baat yi ñu waxtaan échange waaw ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo Mor. maa ngi leen di nuyu di leen fay di kontaan ci seet si bi ngeen ma seet si fii daal pour ñëw gëstu daal li ñuy def di nuyu samay dëkkandoo di nuyu tamit samay client di nuyu tamit samay am di jàmm ak samay emprunté yi nga xamante ni si ni ñoom laa fi nekkal ñu may jàppale si wàllu bépp daal si wàllu liggéey beeg si wàllu ci li nga xamante ni si ni moom mooy tax liggéey bi di dox di jëm kanam man maa ngi leen di nuyu ci côté boobu noonu di leen remercier parce que lépp ñoom la amaana bu du woon ñaaw mu ñaaw parce que lii ngeen fi gis nii lépp tamit ñoom la kenn ku si nekk yaa ngi bay sa waar ci wàllu wi nga nekkee daal may kontaan torop ci ñoom di nuyu tamit sama yaay yu baax ji nii ñu koy wax Ma Fall di nuyu sama jigéen Nabou Ndiaye nga xamante ni si ni man ak moom du tey démb la kee toog ngay gis ne moom moo ma njëkk a jox ñaw ci sama machine pétale moo la njëkk a jox ñaw ci sa machine pétale ba nga tey ñëw teg say jukki yu baax barke kon moom jig na la. moom jig na ma jigadiwu ma te yàlla dafa def muy sama kal daal diggante kal naar ak lawbe jigadiwu ma daal te depuis boobu ba tey mi ngi jàpp bàyyiwul amaana teg na ci loxo daal mi ngi buux te bàyyiwul ba tey. léegi dañoo bëggoon xam kan mooy Mor Sow ndax fu mu nekk nii bu ñu déggee lawbe xameewuñu ko ñaw waaw ndax lawbe xam naa ni moom ci pàkk ba lañ ko gën a xamee muy yett ak xam nga mbii mi watawat mbii mi argaay yaa ma gën a xam kon bu ñu fekk fii tey Mor muy xale bu set loxo li may wax rek macha allah ñu bëggoon xam kan mooy Mor. waaw Mor Sow moom mu ngi nii rek nekk xale bu nga xamante ni si ni dafa ñëw ci métier bi daal ñëw ci ak amour ñëwu ci ak pour dugg ci nii rek pour affaire dugg xool téyeer nu mel rek génnaat dem amaana dama ci ñëw ak plaisir ñëw ci ak contentement ñëw ci ak pour tamit teral ci samay waajur parce que métier boo koy def da nga ci rêvé loo xamante ni si ni lu ñëwagul la parce que tey jii nii fi ñuy dégg téyeer yu mag yi man ñaan naa yàlla ñu dégg ma fa amaana ñi ngi ci tànk yi nag di ñëw xëy na lu jot rek dina yomb. kon daal da nga ñëw ci làmb ji ngir jël li nga moom. jël li ma moom daal. kon làmb ji daal tey bu doon arène la man gëm naa ni da nga bëgg a doon roi des arènes.
te moom laay doon sax incha allah bu neexee yàlla. incha allah loolu ci gëm sa bopp la bokk ah Mor Sow a ngi nii ba tey li ngeen di wax rek yéen a ko gisal seen bopp boo leen xoolee de gauche à droite moom lii muy wax boo ñëwee ci bërëbam bii muy liggéeyee di nga xam ne li muy wax lépp dëgg la ndax fii ñu toll ak jamono fii mu toll jeune bu mën a réaliser lii nii c'était pas évident ah c'était pas évident Mor ma gis sa complicité yow ak say cliente waaw yow ak ñi nga xam ni ñoom ngay ñawal loolu lu la ko may. waa yar rek ak teggin ak di def loo xamante ni si nii lu leen neex la. olof nee na boo yaroo ma ca tàngal yey sa guré ngaay boo yara di ko yaa koy yëg ah kon yar ak teggin la ko may ba tey wéyalal mbuux waxal. waaye yar ak teggin daal moom moo ñu may lii lépp parce que clients yi moom kenn mënu leen a satisfaire clients yi kenn mënu leen a jox lu ñu soxla mais da ngay def le maximum loo mënul lu ne suñ borom dina ko àggale te tamit ngay def li nga mën. def li nga xamante ni si ni fa la sa capacité àgg li si des nag suñu borom moom moo koy àggalee clients yi moom dama leen di remercier bu baax a baax parce que depuis ma ñëw ci tailleur bi ba tey xam naa ni ñoom ñi ngi may topp te ñi ngi may suivre te li may def neex na leen fu nekk la ñuy jógee di fekk si fii nii Mor Sow pour mu leen di defal li nga xamante ni si ni luñ bëgg la amaana dañuy bàyyi ay tailleur yu bëri te dañuy dox fu sori ñëw ba fii nii li may def nag moom moo leen neex. li may def moom moo leen neex ba nga xamante ni si nii tey jii nii ak leneen lu ñu mënti ñam du leen saf parce que li leen Mor Sow di defal moom moo leen neex daal loolu moom moo tax. kon ku war ñaay daal loolu warati day tuuti ah ak ay dëgg kon loolooy dëgg am na kenn ci sa cliente yi ndeysaan li ngay wax rek lay wax nee na Mor bu nee la midi lay pare bu nee la lundi nga ñëwal du la bàyyi ba mardi te loolu rek mooy liggéey bi ah loolu rek mooy liggéey bi ba tey yéen a ngi dégg ah seen émission bàyyi ko xel la. mooy li ma leen di wax rek seen émission bàyyi ko xel sama la seen sunu lépp ñëpp la ba tax na lu ne ku ne ngi ci Mor day jeune boo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel ni mu ko waxee il est quelqu'un présentement nii bëgg a bokk ci ñi nga xam ni ñooy téye ñaw ci Sénégal ah kon bàyyi ko xel loolu rek ko tax a jug xeebuñu ki nga xam ni mu ngi doog a tàmbali waaye ki nga xam ni eggal na rek moo ñu jaaxal waaye Mor da ngay doog a tàmbali te ñu ngi lay ñaanal saw nga egg ak jàmm eggaleeg sa sago ci barkeb Serigne Saliou nii la ñuy def rek dem jëlee ay témoignage ci Mor Sow ñu ngi am ni soxna su baax jabu suñu wet muy kenn ci clientu Mor Sow yi muy soxna jabu lan moo leen booleeg Mor Sow. li ma booleeg Mor Sow balaa ma ciy dugg damay nuyu amee chers internautes yu Ligane TV nuyu leen bu baax a baax jaajëfal leen ci àndandoo bi comme ni ngeen koy defee ci seen émission yi nga xamante ne ni yéen a ko safoo mu safoo leen aussi waaye Ligane TV tey daa ñëw ci ki gën muy Mor Sow macha allah li ñu boole ñaw la sama sœur moo ma boole ak moom yàgguñu mais bon mën naa ni li ma bëggoon ci tailleur mi ngi ci moom loolu moo tax ma toog ak moom ba tey jii. waaw mais dañoo gis complicité boo xamante ni da ngeen ko am seen diggante ak Mor Sow te loolu xam naa ni. c'est pas gratuit quoi am na lu tax amaana mën ñawam la wala dëggoom wala qualification bi mu am ci liggéeyam lan la je veux savoir daal. complicité mënta ñàkk ci liggéeykat ak client wam surtout ngay liggéey ak ay jigéen boo dee liggéey ak ay jigéen da nga war a nekk ak ñoom ay complice mais aussi liñ ko gën a jàppee bokk na ci il est attirant bëgg na ay client wam aussi dal na tey na yaru loolu laa ko xamee. te bu la nee jour nangam dina la jox sa ñaw amul loo xamante ne nii dina ko ci bàyyi wala mu war kàddoom daal mosuma ko xamee loolu. waaw c'est ça qui fait la différence entre ñawkat yi. mooy li ngay wax ba tey ci paroles yi ba léegi ci paroles yi. attirance bi ngay wax maa ngi dégg nga solliciter say wax léegi ci attirance. boo ñëwee ci place bi xam ne xale bi li muy def bëgg na ko te it mën na ko. ku xool alentour bi nii mu takkee yëf yi différent de couleurs yi mélange bi ak fi ni mel di nga xam ni. kii mën na ko mooy li ngay wax rek ci attirance bi mooy tamit am na leneen looy wax maa ngi dégg léegi say kàddu ngay wax heure bi bu nee la bis nangam du génn bis nangam te yéen d'après yéen jigéen ñi loolu rek a leen di booleeg tailleur yi je pense. man li may booleeg tailleur parce que fréquenté naa pas mal de tailleur et que li tax ma leen di bàyyi yenn yi kese la Mor Sow avant encore la ñu commencé fréquenter mën naa ni yàgguñu parce que am na ñoo xamante ne ni yàgg nañu ak ñoom mais aussi c'est très normal pour que ni mu nekkee ni mu def ko place bi boo fi ñëwee xam ne ay jeunes ñoo fi nekk aussi mën li ñuy def xam li ñuy def maîtriser ko
bokk na ci li yokk capacité nit beneen bi ci topp liñ naan la qualité fait la différence mais aussi la différence fait la référence des hommes Mor Sow macha allah mën na li muy def àddina nangul nañ ko ko fii nii place bi aussi bi mu fi ñëwee yàggul mais koñ bi mën nañ ni moo ko uuf ndaxte li mu fiy def di ko ñaw xew yeeg lépp rek ci loxoom lañ koy teg macha allah ñu bañ koo joxtu et que loolu confiance bi nit ñi am ci ñu moom loolu moo ko waral. léegi yow lan ngay dénk Mor Sow. man li ma koy dénk étant jeune mooy mu gën jàpp gën a fonk ay clients parce que ay clients wam ñooy ay patron am su ma nee client nag góor comme jigéen laay wax dama généraliser gën leen a fonk parce que sans ay clients Mor du dem et que mu xam seen gëdd jox leen respect bi mu leen gën a jox mu dolli ko gën a fonk boppam aussi parce que xale la beneen bi ma koy conseiller aussi mooy mu moytu jigéen parce que carrière góor li ko yàq dafa yomb muy jigéen. mu moytu leen yéen. ñun surtout parce que ñun ñooy yàq nit ñun aussi ñoo lay defar mais boo. foofu doguma la sax waaye damay gis léegi téer yi seen complicité ak jigéen ñi da ngay gis ñawkat téer bu ñaw ba jeexal te du ci am dara mooy li ngay jigéen ñi dañoo bëgg lu yomb mooy comme góor ñi da ngay am sa benn tissu ñëw ne xaaral ma jox ko Mor sama lawbe bi am sa benn xartum ne xaaral ma sànni ko Mor sama lawbe bi mel ni doguma la foofu dama bëgg nga continuer fi ndax da nga laal point bu am solo ci wet woowu. loolu sax mënta ñàkk parce que des fois bu dee clientam nga munoo des fois da ngay bëgg ñaw mais xaalis du jàppandi da ngay obligé nga ñëw mu ñawal la après boo jàppandikoo rek nga daal di ñëw loolu mënta ñàkk parce que client ak ki muy liggéeyal ñoom ñoo ko sekk. kon lan nga tuddee moytu jigéen ñi. li ma tuddee moytu jigéen ñi mooy comme day fréquenter pas mal de jeunes filles et que mën naa ni sax ñi muy ñawal célibataires yi ñoo ci ëpp te bu dee jigéen ñi ngay gis ñëpp kenn ku ci nekk ak melokaanam ku nekk ni muy mel des fois sax nga gis ku la jommal mais moom macha allah góorgóorlu na ba takk na xale bu ndaw jabaram mu yem ci moom ay ñaareel nag ñeenteel mënut a ñàkk mais lu teel la ci moom. loolu bàyyi li ngay wax loolu waxi célibataire la. pas célibataire mais mu gën a fonk métier moytu jigéen surtout parce que bu dee ku la fréquenté nga bëgg a am ak moom relation day yàq sa liggéey yàq sa carrière yàq sa avenir te loolu du ko jar ñun daal ñu dénk ko li nga xamante ni mi ngi ci na topp lancé boobu mu ban ci wàcc dina am ndam incha allahu rabbi. waaw ba tey yéen a ngi système bu baax bi kaddu yi mu dénk moom muy ay kaddu de l'excellence yoo xamante ni ku bëgg lu baax rek bu ci tegoo rek dina mën a dem waaye moom it nii la mën a waxee ndax moom it nitu média la te nii la mën a waxee rek mais sant nañ gërëm ba tey mooy li ma leen di wax rek seen émission bàyyi ko xel la. bàyyi ko balaa loolu Mor Sow dañuy joxe adresse am. mi ngi nekk Pikine Icotaf Wakhinane 2 après xéwal mais aussi koñu Mor Yombale aussi mën nañ ko citer. près de l'école 8 aussi mën nañ ko citer il est disponible aussi au 77 230 78 35 Mor Sow numéro yooyu lañ koy jotee. ba tey nit ak xaritam lii rek la ko mën a la ñu ngi bég ci yow lool ba tey seen émission bàyyi ko xel la mooy li ma leen di wax rek seen émission bàyyi ko xel amul ku ko moom sama la seen sunu lépp yi ñëpp la ba tax na lu ne ku ne ngi ba tey ñu wéyal sunu mbuuxa diw baax na nañu laaj mbokk yi moo ko wax ba tey Mor dafa am benn sunu yaay ju baax ju toog fii. ndeysaan ma dégg ci Mor ci ay kàddoom mu ne sunu yaay ji moo ko njëkk a jox ñaw ngir mu ñawal ko ba mu yoree machine pédale waaye yaay li ñu mën a wax mooy jigéen woo ko yaay ñu ngi lay nuyu. waaw bisimilah rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla na ban fekkee lii ndax lii dara du hasard bi mu ko waxee sama yaram dafa daw ndax fàttewul dara nag te man xam naa si dara waaye Mor baax na yaru na bëgg na ma jox na ma cër. wóor na yàlla yaay la ma jàppee taaliba sëñ Tuubaa la nag lekkul dara bàyyi waajuram seen kër lu fa xew xam naa ko Mor demagut fenn day soog a door li nga waxoon rek Mor bu melul ni tooñ lekkul dara bàyyi yaayam lekkul dara bàyyi papaam ñawam yi macha allah am jom dëkk ginnaaw raay nag mënoon naa mel neneen wala ñu koy déggu leneen waaye jom liggéey ñaq tedd lu mu am daw na ko yóbbu seen kër am jom du tàddeel kenn li mu waxoon rek du tàddeel kenn ci ñaw lu mu la ñawal bëgg na mu rafet goo xam ne boo ko waxoon sax dara dina def loo xam ne yow santoo ko lii ba yow boo ko solee yow ñaw bi yow sa jëm bopp dalay leer ne fayoo ko loolu ndax baaxam yaroom taalibeem Mor daal dañ koy ñaanal yàlla rek. waaye yow it yaa yow jigéen woo ko de. waa sama gàmm la nag ndax diggante loo benn ay kallan Mor waruma koo merloo waruma merloo
moo dama koy ñaan rek mu avancé laaj ko mi ngi nii lii sax du lii sax tey waaye chaque jour damay ñaan mu réussir ndax dafa am jom am na jom bëgg na waajur moo daal looy xool ci xale bu nar a réussir rek macha allah duma ko macha allah sax ndax man mënuma koo cotu man su ma ko waxoon àdduna li ci biiram day dal kon nag duma ko wax sax macha allah dama koy ñaanal at gàmmoon gàmm ca kaw ca kanam moor mi ngi soog a door yàlla nañ koy séntu fu paase fii te bu dee gàmm day ñaanal nit mu dal yàgg naa kaa ñaanal ñaan gi nag tey day gën a dal ndax lii du hasard ba ma fekkee moor bal bi gën naa tàkk te maa la koy ñaanal bu dee barki Serigne Touba taaliba Serigne Touba la di liggéeyal maam jaar moom mii alalu sëñ Bamba la xale bu ndaw la waaye lu mu liggéey jox na ko sëñ Bamba waa këram te man mii di wax alalu sëñ Bamba la bu dee moom dong la ñuy liggéeyal wallahi azim ca kaw ca kanam te Serigne Bamba ku mun narta fay doo ko liggéeyal te yow bàyyi naa la Serigne Touba mi ni yaakaar tey ak ëllëg ca kaw ca kanam ndax ay gàmm lan law be nga may naar yaayam damay siggil bu ma ko defalee benn fu mu toog waxal ma ko mi ngi nii duñ ma nëbb dara seen kër su ma toogee xam nañ falaa bokk may seen famille su ñuy wax vie privée bu may jug yaayam danaan toogal nanga ma naam bu amee lu ko neex dama koy wax bu amee lu ko naq dama koy wax moom mii day toog sax ñiy wax seen vie di ma ko wax kon nag ñi ma jàpp lan muy yaayam muy papaam respecté ma yaayam bëgg na moom mi mu jaar foofu seen kër tëdd rek laa fa def te bu ma neexee fanaan fa nee naa leen seen suñu diggante du law benn naar dañ lay kalee nii waaye law bay fanaan sax sañ naa kaa def si yéen waaye moo ca kaw ca kanam maa ngi la koy waxaat ca kaw ca kanam te di nga ni soxna si waxoon na ko te dama koy waxaat amiin amiin Serigne Touba ca kaw ca kanam rek laa koy wax amiin ci barkeb Serigne Fallou waaw boole na la ak Serigne Fallou mi nga xam ni ku ne am nga Serigne waaye ku jàkk moom lay woo ñun ñi ay élément Serigne Touba lañ moo tax ñu ñëw cay kër Serigne Touba moor kon ca kaw ca kanam ci lu baax rek ci barkeb Serigne Touba waaw ba tey ñu am kenn ci sunu yaaya ndeysaan moor kon yow daal bu ma juumul mooy yett yi nga boolee rëy mooy baax nga gën nga riis nga ndeysaan ah waaw sunu yaay ji tamit ndeysaan dafa ñëw rek pour seede jëmee ci moor yaay ñu ngi lay siyaare noo def maa ngi fi rek na ngeen def ñu ngi sant bu baax yaay maa yéen a ngi ci jàmm ñu ngi sant bu baax yaay waaw yàlla ak sëñ Fall yokk waay amiin ci barkeb Serigne Touba yaay dañ laa seet si woon rek pour ndeysaan ci sa doom ji nga xam ni muy Mor Sow waa ñu bëggoon la laaj rek yaay sa digganteeg ndax moor ñu ngi koy gis moor ak xale yi moor ak ñi mu tollool moor ak ñi mu mag moor ak i ndeyam moor ak i baayam te loolu xam naa baax rek ko koy def yaay booy léegi ñu bëggoon laaj yéen mi nga xam ni yéenay suñuy waajur seen digganteeg moor ndax diw baax na dañ naan ñu laaji mbokk ya kon yaay booy ñu ngi lay dékk sunu mi dëkkandoo ya kon ñu ngi lay déglu yaay moor moom li ma xam ci moom laaw la cat laaw la xal laaw la bët laaw la làmmiñ maa ngi koy ñaanal yàlla musal ko ci lu bon ak lu ñaaw ak lu aay fi mu jëm yàlla na ko fa yàlla ak sëñ Fallou yeggale man lu baax rek laa xam ci moom ndax sama doom moo ko fi indi bi ñuy tabax kër gi ñi ngi jàmm gën bi ñu nekkee jàmm gën sama doom daal di ñëw daal ni ma yaay kër gi de am na ku ma war a jox place ma ne ko mu ne waaw ma ne ko bàyyi place bi tey ko ma joxe xëy rek dama am ku ma koy jox mu ne ma waaw ki ma koy jox doy na ma mu ne ko xale nga de waaye maa la jur te xam naa sa jikko boo toogee ba ni nit doy na la war naa doon koo xam ne ni jub na mu ne ma jub na kay kooku bu soobee yàlla du la ameel dara ne ko kon baax na mu daal di fay ñëw ñu waxtaan ba juboo jox ko mu nekk fi ba ci yàgg sama doom nekk fi mu daal ni sama doom bi muy jàngee fële Fass Mbaaw mu ni bàyyi sa rakk ji fi muy jànge sori na de mu ne ko bés bu ne day jàngi te day fay weeru de ñu ngi ko fay 3,7 téeméer mu ne ko dem na ba mën na dagg ñawa ko desee bàyyi ko mu eggale fii moo gën mu ne ma yaay tenkaa bàyyi mu eggale fii ma ne ko waaw kon baax na day fay xam nga bawal rek ma ne ko day fay kon xëy lañ koy dagg ci pay gi di ko fayal li ci des mu ne ma déedéet dañ koy bàyyi rek mu continuer ñawam ma ne ko kon baax na ñu nekk ak moom wax dëgg yàlla mu nekk ci kër gi bokk ak ñun lépp nag même bu añu yaayam sax day ñëw suñu añ pare bàyyi fi añu yaayam ñëw ci suñu añ ñu bu ñu paree jël suñu añ lekk moom daal suñu yëpp jaxasoo mu mel ni rek doom di ñu jur ci kër gi bokk ak ñun lépp bokk ndey bokk bàyyi di kaf di ree emprunté mi mosuma koo attee kenn day kaf ak ñoom reeg ñoom fii ku ma fi toujours maa ngi toog daaw ma toog fi waaye léegi maa ngi toog fi waaye de mosuma fee dégg ni kaay atte moor wala moo fi waxi jàmm wala moom mi def fii fi jàmm xanaa waxtu wi jot mu dem jàpp julli ñëw toogaat balaa sam jàmm daal laa xam ci moom ñuy dem di dem xam nga xale ak moroomam di dem ba si yàgg sama doom bi mën da koo bëgg xaw ma ko ci woon sax kon yaay gorom
nga ne maa yaay Njóoba. kon Mor ñëwul jël atelier bi rek dafa jëlaale leneen li ci biir atelier bi. barke sëñ Fall. ndeysaan. te ak ab yaram nag moo tax ma jox ko ko. wala muus loom. déedéet yar la de ndax li ma gisoon ci moom ba léegi de ñun. ndeysaan. barke sëñ Fall. toogaayam bi taxawaayam bi taxul ma wax ko. waaw bu ma gisoon leneen ci moom dama koy wax. te bu ma gisoon leneen lu ma doyul ci moom du ma ci dugg. ndax man bawal laa. maa ngi ak moom koo nekkal ñeenti at nag defe naa nga mu laaj la sa doom nga jox ko am na loo xam ci moom ci lu baax. maa nga dégg ko ci maa nga gis ko ci. loolu daal laa xam ci moom. baax na tabe na amul problème jotewul ak kenn dara taalibe sëñ Fallou la. safar gi bu amee fii ñoo ngi moom ba mu jeex bañ na ko ba ceeb yi moo koy siba maa ko billaay boo ñibbee di nga tooy dem na ko ba daayira biñ fi njëkk a am ñun suñu kër la ko def. ndeysaan. wàcce kaamil suñu kër la ko def yaayam ñëw ma ne ko léegi moo rëkkatut seen kër avant ñuy mayee doom de. moo rëkkatut seen kër léegi da leen wax moorum faatu mu ne léegi kay moorum faatoo waa ginnaaw raay lan ma lañ may wooy waxee ne ana ab yaayam ñeen ni ma foorum faatu ma ne ko ana moor mu ne maa diit moor kay moomatuma ta ko yaa ko moom kooku bu demee nag man ñaan la sa doom war nga kooko mën a may ginnaaw yàlla ak sëñ Fall daal looloo tax daal maay yaayam maay gorom. kon Mor yaayam yaay gorom. waaw noonu rek la demee. yàlla nag lépp lu mu bëgg rek ci kaw ci kanam rek yàlla na ko yàlla. amiin ci barke yeggaleel lépp lu mu ragalit yàlla na ko yàlla dàqal. gone mi yàlla na yàgg ak ñoom ba ñoom ñëpp ku ne yor sa place ci kàttan ak sëñ Fall li ma gis ak moom daal moom bu ko continuer ci kaw ci kanam rek. waaye du ñàkk ñu wéyal ñi nga xam ni ñoo bokk ak Mor liggéey bi di ay xaleem ndax it ñu gis ni ay xale ci biiri xale. du yomb lii xew ci Mor digganteem ak ay xaleem yi ndax fu ay xale nekk rek te moom it muy xale ñi mu yor di xale jàppal geek bàyyil gi dina mel ni tux su bën a saañ ba réer waaye loolu gisuñu ko fi dégguñu ko fi dañuy dem dox rek ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy empruntéem ñu xool complicité bi mu am ak ñoom. waa ba tey ma ànd ak sama réalisateur sama jinne caméraman koo koy bàyyi murit waa am naa kenn ci nga xam ne ndeysaan mooy emprunté Mor yi noo tudd sama xarit. man Pape Dem. waa Pape Demba mu mel ni moom ak Mor ñooy liggéey fii ci biir kër gi Pape Demba nooy dundeek Mor ci biir atelier bi. Mor patron bu baax la waa booy lu nekk lañ koy wax lu si wax dara bilaay jàppeñ comme moroomam nga bas neexoon booy yëpp mooy lool mais loolu yëpp defu ko loolu wàccee boppam ànd ak muñ waaw. waa ndeysaan dégg nga Pape Demba il est un peu timide dafa xaw a timide. waaye xam naa ne dinañ dugg ak moom tuuti rek ci waxtaan ndeysaan boo leen déggoo ay kàddoom mu ngi naan Mor daa baax Mor patron la boo xamante ni lu nekk la ko xale yi di wax lépp mu ànd ceeg ñoom bokk ak ñoom mais est-ce que Mor dina leen jox mandat. waaw. waaw mandat bu duut sax. dina leen jox mandat bu duut. waaw mandat bi ci ñaat lay toll yow. ça dépend rek. waaw. waaw ba léegi Pape Demba la ndeysaan muy kenn ci goney Mor yi ñuy doon ay xale yu dynamique wax dëgg fa yàlla biñ leen fi fekkee ñu ngi yéeg ak a wàcc ak a dagg ak a ñaw nee na Mor day joxe mandat Mor ndax di nga joxe mandat wala du joxe mandat loolu après dinañ ci laaj Mor ba tey merci Pape Demba ñu ngi lay bëggee. waaw ba tey li duuf ci nag wi xajul ci cin wi et l'émission tire à sa fin moo tax Mor ñu ngi lay jox kàddu di la laaj lan ngay tëjee. waa li may tëjee moom mooy di sant sama yaay di ko gërëm maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que lépp moom la uuf nañu yar nañu fi mu ñu war a yaree maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm te amaana tàmbaleeguñ sax dañ ko dëgmal nii rek mais tàmbaleeguñ te xëy na lépp dina baax incha allah bu neexee yàlla dama koy wax ni ko yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam bañ koy jox billet màkk ak caabi kër ci barke sëñ Fallou yéene boobu noonu nekk ci sama xol rek laa koy wax yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ma defal ko ci barke sëñ Fallou maa ngi koy sant bu baax a baax parce que gis naa daal lépp fi lim ma taxawoo daal gis naa lépp lim ma taxawoo lekkul dara bàyyi njabootam lépp lu mu am lu ne mi ngi koy ñundi di ko bokk ak njabootam lekkul dara bàyyi ñu xëy na yàlla daf ko teel a dénk njaboot mu ñeme ko nag nekk jigéen bi nga xamante ni si ni jigéen bu baax la jigéen bu yëg njabootam bëggul dara lu ñu metti ku ci sa bopp di metti sax moom day mel ni boppam mooy metti des fois kenn sax dara da koy dal mu war a jox kooku garab gi mu naan ko mais moom moo koy naan yaakaar ni li koy metti ci moom la yam dama koy ñaanal bu baax di ko wax yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam
di nuyu nag tamit samay dëkkandoo di leen gërëm ak ci samay client ak sama soxna maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ndax dama ko nopp nga ne Salem dama ko nopp. waa ndeysaan kon sunu ndey ju baax ju tedd joogu ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ay cëram léegi Mor dañ lay bàyyi nga joxe adresse bi ak numéro téléphone bi. waa maa ngi joxe adresse bi Pikine Waxinaan Texaco daal. waa numéro téléphone bi mi ngi nekk 77 230 78 35 numéro Tigo bi mi ngi nekk 76 148 00 88. kon numéro yee ngoogu da ngeen koy am ci sunu suufu écran. waaw maa ngi wax sama gaay yëpp nag après nañu abonné ci seen YouTube bi daal li gën TV ndaxte li gën mooy li gën a gën maa ngi wax sama gaay yëpp nañ ci abonné parce que nekkee wuñ fi dara lu dul di dimbali jeunes yi nga xamante ni si ni ñi ngi bëgg lu leen wane te amuñu ko maa ngi wax gaay yëpp nañ ñëw ci chaîne bi abonné parce que xeebuluñ kenn daal yitteem kon na ñëpp ñëw bokk ci jàpp ci puus mu jëm ca kanam. Serigne Touba dafa ne woon Cheikh Issa demal la gan ma fekk la faak la gën moo tax ñun ñu ngi fii ci Li Gën TV. léegi nag d'accord mais je me fais tell you ennemi changé